mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV ñeent fukki simili ak juróom bootu ci midi dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag examen BFM atum 2021 kon ndongo yi nag tàmbali altine tey li nga xamante ne moo di jongante bi lu ëpp téeméer ak juróom-ñeent fukki junni doomi aadama di ay ndongo ñoom nag ñu amal bile l'examen ci wërngal bi nga xam ne maakaanu jurim bi ñu dénk wàllub njàng mi da koy amal at gu jot tey nag mi ngi woon ci Rufisque Tëngéej ci la mu xam ne nag moo di jamono ji moom jëwriñ bi Mamadou Talla ni examen bi ñu ngi koy amal ci anam gu jaar yoon mu di ab porox ndoll boobule wërngal ci Mamadou Talla mu àdduwaat nag ci coow li nga xamante ne moo juddu jamono ji ci nag li di tenue école yi ak koppar yan ci fas yéene dugal ak kàddu yi nga xamante ne ñu ko ci nemmeeku ay leeral daal nay dippee ci jëwriñ gi Mamadou Talla daañu ko teewlu ci biir xibaar yi. ci jotaay gi dañu àddu itam ci nawet gi ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom lay faral di jural ñenn ci askan wi rawatina ñi yeewoo ci Ndakaaru Kër Massar foofe nag lu ci mel ni gox bi di cité Sotrac kon jafe-jafe ñu ngi fay wëyandi naam ne sax daaw newoon nañu daan ci indi ay joyanti ba indi ci saafara waaye nag ñenn ci askan wa yeewu nañu ak ndox mi waral nag ñoom nag amatuñu xel bu dal ci yenn ci kàddu yoo xamante ne seen ay kilifa yëkkati woon nañu ko waral nag ñuy sàkku taxawu ci kilifa yu Sénégal rawatina président de la République daañu leen teewlu ci reportage Mamadou Lamine Fati ci biir jotaay gi ci jotaay gi daañu ànd ak moom ponk gu mujj gi li yéene kaay yi xëy fasal tey ji Baba Ndiaye yemoo kaltine juróom-ñeenti fan ci weeruk août atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu jolloor si jotaay gi dañu koy tàmbali ak li nga xamante ne moo di njàng mi examen BFM ñu tàmbali ko nag tey ci altine gi juróom-ñeenti fan ci weeru août atum 2021 ak wërngal bi nga xamante ne moom la màkkaanu ministère bi ñu denk wàllub njàng mi di amal tey nag mi ngi woon ci Rufisque Tëngéej nemeeku ji nag li nga xamante ne moo di centre d'examen yi ak ndongo yanam bi nga xamante ne moom la ñuy amale bi lay jongante kii di jëwriñ bi Mamadou Talla la mu xam ne nag moo di xel mu nees naa dal ci yile examen di BFM waaye tam yëkkati na ay kàddu ci résultat yi nga xamante ne moom moo dippee ci examen certificat ak lii di entrée en 6e ci wërngal googee itam bokkoon na si suñu ak correspondant ca Rufisque Tëngéej Babacar Seck. ci nemmeeku bi jëwriñ bi ñu dénk njàng mi doon amal jagleel ko examen bii di BFM mu ngi ko dooree ci Tëngéej ci école privée La Sagesse ba mu fa jógee dem na wutali école Camp Lolo 2 donte am na taw yu nemmeeku ci gox yu bëri ci réew mi ndoorte examen BFM bi amul benn jafe-jafe. ñu ngi sant yàlla en tout cas malgré taw bi commencé nañ ko dans de bonnes conditions et bi ñu laajte également au niveau national que partout en tout cas ñoom mun nañu démarrer nañu surveillants yi ñëw nañu donc ça se passe très bien. et première épreuve bi de mën naa wax ne sax léegi mu pare donc ñu sant yàlla étudiants élèves yi nag bëri nañu mooy 189 000 élèves loolu dafa bëri nga jël junni ak lu teg si ay centre si ay jury donc yombul waaye ñu ngi féliciter la direction des examens et concours ñoo xam ne ñoom ñoo koy organiser ay matières yu bëri ay jury yu bëri photocopie yi matières yi donc vraiment c'est une occasion pour féliciter toute la direction. ak résultat yi njëkk a génn jëm ci CFEE jëwriñ bi mu ngi rafetlu résultat yu baax yi nga xam ni ruuse na fa donte mbas mi tax na ñu toog juróom-ñetti weer jànguñu. li ñu jot am ci CFEE ay résultats yu baax la li ñu am également ci baccalauréat première partie bi génn na mais deuxième partie bi dina génn su ñu jëlee comme année de référence 2019 mun nañu wax ne que li ñu am ren résultats yi baax nañu trop yàlla ci CFEE ak entrée en sixième léegi mu génn ay 75% lay doon fexe leen bu ngeen am en tout cas ay résultats yu baax ba ANCAR ak espace yi ngeen spécifié ko di féliciter di encourager en tout cas enseignants yi élèves yi parents d'élèves yi di ñaan yàlla également résultats yi ñu nar a am ren yàlla ñu dépassé également lu ñu amoon daaw de telle sorte que maintenant ñu ngi wax ne ci espace ci école sénégalaise dañu bëgg am cette dynamique de réussite tout le temps. ci bitim réew ci dëkk yu mel ni Banjul ak Jidda l'examen bi mu ngi fay jaar ci yoon bu ñu sukkandikoo ci kàddu jëwriñ bi.
Babacar Seck jëriñ bi ci nemmeeku bi nga xamante ne mi ngi ko doon amal ci l'école yi ñeel examen BFM atum 2021 Mamadou Talla daal dinay am ab porox ndoll yëkkati ay kàddu ci coow li nga xamante ne jamono ji moom mooy lëmbee lu jëm ci nag ci tenue lii di ndongo yi ci l'école yi ak koppar yi nga xamante ne moom lañ ci fas yéene dugal ñenn nag ci nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci njàng mi ak njàngale mi la ñu xam ne nag moo di jamono ji am na yeneen mbir yoo xamante ne munees nañ ko saafara laata sax ñuy àddu ci mbirub tenue moom Mamadou Talla daal nay àddu itam ci solos bi nga xamante ne moom moo ñeel yooyu le tenue ak joyante bi nga xamante ne daan na ko indi ci diggante ndongo yi Mamadou Talla joorim bi ñu denk wàllub njàng mi daal koy teewlu ci micro Babacar Seck. li may wax rek mooy que décision du président de la République décision bu am solo en tout cas koo xam ne enseignant la nga nekk ci école yi nga xam ne élèves yi ñoom suñu bokkee ñoom ñëpp bokk tenue dina am loo xam ne loolu dina def ci seen réussite scolaire loolu moo tax donc président su ko waxee et surtout que foo dem ci école yi day mel ni am na ba pare donc koo xam ne jël décision di wax ne loolu waruñu ko woon def pour man analyse bi gàtt na am na trop da ci war a def ndànk réfléchir xam ne de toutes les façons du Sénégal kese partout fa dem en tout cas ci Afrique loolu am na ba pare fii également ci biir Sénégal public ak privé am na ba pare donc léegi li ñu jël comme décision mooy que préscolaire ak élémentaire moom la ñu commencé pour que ñun ñu def fexe ba suñu élèves yi am ay tenues yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk dina tax ñoom ñu am li ñu wax ne équipe esprit d'équipe très tôt ñu mun ko am décision bu baax la président jël la décision bi dañ koy appliquer. Lansana Gagny Sakho moom la ñu fi dénkoon ak groupe liggéeyukaay bi nga xamante ne moom mooy yëngu ci wàllub assainissement ñu gën ko xam ci ONAS moom nag moo ne woon tey ji ci suba ganuk matinal Tok Tok Sénégal ci ITV ak Migui Maram Ndiaye. Lansana Gagny Sakho daal nay àddu ci waxtaan bi nag lu soxal mbirub ñetteeli am mandat bu président de la République Macky Sall moom Lansana Gagny Sakho ne nag bu sañoon Macky Sall daal di yem ci ñaari mandat yi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku jamono ji mu koy doxal ci réew Sénégal yemu ca Lansana Gagny Sakho daal nay àddu itam ci élection paluk njiitu gox yeeg gox-goxaan yi nga xamante ne ñu ngi koy waajal ci weeru janvier atum 2022 moom nag ma ngay xamle ne jamono ji nag ma ngay ragal lii di parti APR daal di nag wala boog ñàkk wane boppam wala ba ñi nga xamante ne nag ñoo di ay alliés ñu daal di nangu li nga xamante ne moo nekkoon pouvoir bi parti bi amoon di APR. Lansana Gagny Sakho àdduna itam ci nag ndaje bi na dox digganteem ak Ousmane Sonko njiital Pastef ana lan moo tax mujjuta antu ñu teewlu si Migui Maram Ndiaye. élection locale yu ñuy waajal ci atub 2022 doon lu nga xam ni soxal na lool kii di Lansana Gagny Sakho naam moom nee na ba candidat ci maire bu Fass Gueule Tapée Colobane la muy tiit kay mooy partem bii di APR jaaree fa naxasaay ginnaaw atub 2024. Dans cette coalition. APR dafa naa ne suñu deful ndànk mën nañoo naxasaay suñu génnee ci élection yi parce que su fekkee ne allié bu ne fu mu nekk la bëgg a toog tey jii après 2024 ñëpp xam nañ ni dooley coalition bi Macky Sall la su fi nekkatul kon parti bi dafay dee. Élection locale qu'il y ait un dosage. ginnaaw élection 2022 beneen élection bi nga xam ni rek teg na ko gët moom Lansana Gagny Sakho mooy élection présidentielle yu 2024 yooyu nag jàpp na ni njiitu réew mi Macky Sall wari see bokk moom lu mu gis mooy ñaari mandat képp doy na. liggéeyal askan képp ku nga xamee ne liggéey moo la yëkkati damay wax lu leer képp ku nga xamee ne liggéey moo la yëkkati ak coono bi ci am buñ la fa jëlee da nga war a naan alhamdulilah. kon defe naa ñaari mandat nit waru ko passé musul wax dafay ut xalima sama xel bu gàtt mooy nit boo nekkee ci réew ngay dem da nga ñaan yàlla sa tur des te turam des mooy chantier yi nga xamee ne commencé na ko ñu terminé ko ñu dem élection keneen ku bëgg ñëw loolu mooy laataa nag 2024 beneen njàqare bi nga xam ne rek am na ko mooy amul kenn koo xam ni ab investisseur la jóge bitim réew nara ñëw fii biir Sénégal ndax rek xew-xew yi nga xam ni amoon na fi weeru mars bee ñu génn moom muy jox baaraamu tuuma. L'histoire de la petite là. Excuse-moi du terme wax bu ñaaw dama doon wax bu ñaaw je pense que ça n'aurait jamais dû arriver. xoolal yàq bi mu indi xoolal li ma leen wax lii. Instabilité politique, instabilité économique. Il n'y a aucun investisseur sérieux qui va dire moi je vais prendre mon argent jusqu'en 2024 parce qu'il y a une visibilité.
moom mi nga xam ni moom moo nekkoon ganuk Tok-Tok Sénégal di Lansana Gagny Sakho ñëwaat na itam si ndaje bi nga xam ne rek waroon na ko seq digganteem ak Ousmane Sonko te sama jël mu daal di lajj moom nee na ay kilifaam ñoo ko jox ordre ngir rek boobu la ndaje bañ a am. dama ne bu ko recevoir dama am kilifa. ordre ma bëgg a recevoir ma ne ok du ma ko recevoir loolu naa ko leeral. ci leneen lu mu àddu moom Lansana Gagny Sakho bokk na ci mbas mi coronavirus tolluwaay bi ci réew ka Sénégal moom nag dem na ba ci joxañ nag baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoo di ku jëkk politique bi waaye itam ñi faree ci nguur gi rawatina njiitu réew mi Macky Sall. Lansana Gagny Sakho moom nag lu weesu li ni mel xam ne na itam anam bi nga xamante ne moom la ñuy jokkaloo ak askan bi faw rek ñu daal di koy joyanti ñeel tolluwaayu mbas mi ak anam bi nga xamante ne moom lay faagaagali doomi aadama yi. Lansana Gagny Sakho jiite woon fi ONAS ñu teewlu ko ba tey ci micro mi gi Maram Dia. Je pense d'abord que c'est d'abord une responsabilité individuelle avant d'être une responsabilité collective. Ça c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose, bu ñu xoolee mbas mi dans la première phase, je pense que Sénégal demoon na ba nekk ci dëkk yi nga xam ne ñoo gën a xare. Après, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut le dire. Comme je dis toujours encore une fois, les structures de santé sont relativement dépassées. Amuñu moyen de faire un dépistage systématique des populations et on a des morts yi nga xam ne amul fenn. et li ci gën a grave mooy xale yi ñooy dee. barke démb Côte d'Ivoire ne ñu ko jógee Sénégal dem fa dañ lay testé balaa ngay dugg. fu ñu jëm mooy ñu def Sénégal un pays liste rouge. Si on ne maîtrise pas, c'est que il y a effectivement des problèmes. Je pense que la Tabaski a eu un effet d'accélération. Parce que bu ñu xoolee au début Dakar rek la woon après il y a eu la Tabaski. Et puis comme je dis, il y a eu des erreurs politiques qui se sont faites. Il y a eu la tournée économique, moi je pense qu'on n'aurait jamais dû le faire. Et puis après il y a eu les autres de l'opposition aussi qui ont manifesté. Mais tout ça, ça appelle à des rassemblements qui peuvent poser problème demain. Et li ci gën a grave après, ce qui se passe, c'est que quand il y a des actions comme ça, aujourd'hui, il n'y a aucun camp politique qui parle. Parce que population bi mën nañu yenn ñu dugg ci lii. Ça veut dire qu'il y a eu des rassemblements de foule qui ont entraîné ça. Maintenant, Diouf Sarr, est-ce qu'il fait du bon travail ou pas? Je peux pas dire aujourd'hui, mais ce que je peux affirmer, c'est qu'on a un problème de communication. Le gouvernement ou bien les autorités? On a un problème de communication dans la gestion de la pandémie. Man bu ma doon dégg docteur Bousso muy wax sama xel dafay dal. bu ma doon dégg docteur Seydi bu ma doon dégg Madi Xemes Ndiaye di wax sama xel dafay dal. Parce que ce sont des gens du système et qui ont une certaine crédibilité par rapport aux populations. Je pense qu'on doit les remettre devant très très rapidement. coronavirus mbas mi ñàkk bi nga xamante ne nag mooy may doomi aadama bi mu daal di fagaru ci bile doomu jàngoro ñu àddu si ak bataaxal bi nga xamante ne moom moo bawoo ci màkkaanu ministère bi ñu denk wàllu wér-gu-yaram ak action sociale jamono ji nag la ñu xamle moo di soxna yi nga xamante ne nag ñoom dañoo wonn lor mu nees nañoo daal di dem ñàkku ji ngir rek fagaru ci bile doomu jàngoro bataaxal bi nag màkkaanu ministère bi xëy génne ko xëy itam fàttali ñi nga xam ne nag jot nañoo am doomu jàngoro bi di coronavirus ba daal di cay wér ak ñii di soxna yi nga xamante ne ñoom dañuy nampal wala boo ko dañoo wonnu lor mu nees nañoo dem vacciné wu maanaam ñàkku ji ngir mën a fagaru ci bile doomu jàngoro ñu jàpp ne li sabab ñu daal di génne bi bataaxal moo di limu doomi aadama yi nga xamante ne ay jigéen lañu wonnu lor te jot a amee bile doomu jàngoro di coronavirus bés moomee sax tolluwaay bi ci réew Sénégal ba sub tey nag ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ñoom ñoo daal di génn yees amee doomu jàngoro bi ci test bi nga xamante ne amal nañ ko ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak benn doomi adama juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñett jàpp leen ne wér nañu ci feebar bi juróom-ñaar fukk ñoom ne jamono ji ci sauvetage lu toll nag ci fukki doomi adama ak ñett ñoom ñoo daal di faatu ci feebar bi ba supp démb yemoo ko dibeer juróom-ñetti fan ci weeru août atum 2021
benn ponk ci jotaayu njolloor si di nag taw yi ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy faral di jural doom yi aadama yi ca fi nga xamante ne nag moo di Kër Massar la ñuy daal di wutali rawatina cité Sotrac foofee nag gox ba ni gi ni daaw ñu ne meek woon ne ay jafe-jafe yu tar la ñu doon jànkonteel ndax mbënn meek waame bi ba kilifa yu Sénégal rawatina nag ñu jiite bokk moomeel gafa joxe woon nag ay diggé ne daañu indi saafara ci yooyu le jafe-jafe waaye nag jamono ji askan nga yeewoo ci cité Sotrac ñoom nag ñu ngay dund ci ay jafe-jafe yu tar waral nag jamono ji nag mënatuñoo teg loxo wala bokk nangu yenn ci ay kàddu yu nga xamante ne ñu ngay bawoo ci ay kilifa yu nekk si seen gox waral nag ñuy woo président de la république Macky Sall ngir mu daal di indi saafara ci seen jafe-jafe rawatina ci wàllub assainissement bi bu Ndakaaru Mamadou Lamine Fatija. ay toog ndox rek cité Sotrac nekkee ci Kër Massar tàmbalee diig li nu mel askan wi fi dëkkee di ko naqarlu bu baax a baax ñoom ñu gis ne at bu jot seen jafe-jafe dellu si ndax mbënd bi. depuis 10 ans les mêmes problèmes la ñuy dund ñun ñoo doon jekk di cotiser ci sunu biir di jënd ay moto pompe di pomper ba ren ñoom ñu teel a ñëw ànd ak seen i technicien yi li ngeen di def leen lépp teg leen ko ci suuf dina ñëw avec tout le matériel. dès les premières pluies doo ngeen fi gisati benn ndox. tey jii ñoo ngi ci biir ndox mi. suñu seetee sax ay liggéey nguur gi defoon na ko askan wi dëkkee ci cité Sotrac ca Kër Massar waaye loolu taxul ba tey jilee askan googule mu ngi dund ci mënd bi. man ci ndox mi laa fanaan 2 jours yëpp man ak sama njaboot ak mbott yi si kër yëpp a mel nii am na ñoo xam ni tëj seen kër ba dem kër gii fii laa nekkoon ak sama soxna ak samay doom sama soxna daanu fi feebar si biir nawet tëdd 16 mois ba wàcc liggéey dëjewuma ko fi metti na trop je m'adresse directement à Macky Sall monsieur le président de la République ñi ngay diligenté ñuy ñëw ci sunu biir waxuñu la dëgg lii xam na ni xamuloo ko boo ko xamee mu faju. cité Sotrac nekkee ci Kër Massar tàmbali naa dig ci ndoxum taw bile gannaaw ñetti fan yi nga xam ne taw na file askan wi nekk ci dundun bu métti. Sénégal yëg nañ ce qui se passe ak Kër Massar li nu dund daaw waaw cité Sotrac moom dafa nekk moom en rade il faut nag ñu ngi woote pour ñu ñëw boole ñu ci mesure yooyu tegal ñu fa ay moto pompe ndox mi bu wàccee ñu jël ko mu dem parce que nag waxuma rek jumaa ji même kër yi am na ñoo xam ne bu tawee rek dañuy déménager situation presque ay bas-fonds yu ngi fi yi dul jeex yoo xam ne ndoxu daaw bi sax fekkante na fi boo leen seetee sunu jumaa ji même bayal bi nga xam ne moom la ñu doon prévoir pour ay it kenn mënu ci julli parce que ndoxu daaw bi fekk na ndoxu ren bi fekk na fi ndoxu daaw bi. ay milliards yu bari la nguur gi jël dugal ko ci Kër Massar ngir xeex mbirum mënd bile loolu taxul ba tey jile askan yi nga xam ne ñoo dëkkee ci Kër Massar ak ci quartier yi nga xam ne ñoo mel ni Sotrac ñu ngi dund ci ndox mi ba tey jile lu nu mel askan googule ne ñoom mënuñoo xam li ko waral loolu tax na ba ñoom ñu ngi tàllal seeni loxo njiitu réew mi di Macky Sall. Mamadou Lamine Fati ñu jaaree noonu xool la xew te bi ci réew Mali fu soriwul dara réewuk Sénégal la ñu fay nemmeeku nag mooy lu jege nag ñeent fukki doomi aadama la ñu fa daal di faat ñu doon ay civil loole nag xewee ca bët gànnaar ko réewuk Mali ñu xam le nag ñi amal li ni mel di cong bi ñoom nag ñi ngi bokk ci ay jihadiste réewuk Mali nag foofee ca bët gànnaaruk réew ma ko ñu fàttali ne lii di l'armée bu réew ma nag jot nañoo amal taxawaay gu am solo ngir rek daal di indi kaaraange ca foofee nag gox ba rawatina nag ci ñi nga xamante ne ñoo di civil ya waaye nag terewul ay doomi aadama jot nañ leen fa faat ci dibéeru démb juróom-ñetti fan ci weeru atum 2021 li ni mel nag xewee diggante frontière bu réewuk Mali ak réewuk Niger ñu jàpp ne ay terroriste di ay jihadiste ñoom ñoo def boobule ñaawteefa ñu dellusiwaat ci réewu Sénégal yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi li yéene kaay yi xëy fasal tey ak Baba Ndiaye.
mbaa yéen a nga ci lu ëpp 1 million ci doomu aadama ñàkk nañu ci mbasum Covid-19 bi ci Sénégal Vox Populi ne en tout cas nag kaay ci Ndakaaru capitale bu Sénégal la wulee ñàkk ndax téeméer boo jël juróom-ñetti fukk yi ñoom ñëpp Ndakaar la ñu nekk yéegle kaay bi ne mbas bi nag léegi amul xaaj ak seen doot nag kaay ngi yokk bés bu nekk bàyyiwul jigéen yi wanu lor te ci 50 533 cas yi nga xam ne wér nañu ci mbas mi 37 000 yi ñoom ñëpp téeméer kër leen toppatoo ba nu wér laas ne ginnaaw mbas bi ci Sénégal ak ñàkk wi ñu suma ci réew mi jëwale gu ñu denk wàllu wér-gu-yaram ci Sénégal xam le na ni 1 million ak lu tey ci doomu aadama ñàkk nañu ci mbas Covid-19 bi ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr yamu ca ndaxte nee na léegi nag xel war na mën a dal ginnaaw ñetteelu vague mbasum Covid-19 bi ne faax ci Sénégal moom jëw ni Guinée donte cas yi ngi yokk ñi ñàkk seen bakkan di yokk bés bu nekk te réewul nag fii fan yu néew ñetteelu vague mbasum Covid-19 bi Sénégal dina jeex tàkk ci réew mi Le Soleil ne en tout cas nag waxtu bi lu ëpp 1 million ci doomu aadama ñàkk nañu ci mbas mi ci Sénégal critique ne en tout cas variant delta bi mu ngay xël di dëgg ba ak a faat bakkanu doomu aadama yi ci Sénégal te léegi nag jigéen yi wana lool sax muccuñ ci ndaxte docteur Moussa Sam Daaf njiitu hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye nee na mbas mi ci réew mi bàyyiwul ñi wanu lor te léeg-léeg ñu ëpp ci ñoom dalee ni faat ba noppi loraale lu ñu ëmb waa lii tamit mbaa jàmm la Le Quotidien ne ginnaaw cas Covid-19 bi tagar naa ci Sénégal te bés bu nekk ay bakkan yu bëri di rot ci mbas mi ci réew mi ñetteelu vague mbasum Covid-19 bi bàyyi fi loolu rek ci musiba ndax bu soo bakkan yu rot bés bu nekk lali hôpital yi dafa fees dell ñenn ñi ñu takkal leen masque lu ko may ba yu yeewoo L'Info ne docteur Mouhamadou Mansour Diouf nee na seete yi gën a ngand ci réew mi sérib lalu hôpital bi suñu juróom seetal loolu Walfadjri jox kàddu gu Cheikh Tako Diagne mu nekk njiitu hôpital Fann bu Ndakaaru ndaxte nee na ñëpp ñuy tëdd ci lalu réanimation ci Sénégal ñoom ñëpp boo ko seetee ba ci biir ñàkk wuñu Source A L'Observateur ne waxtu bi ci juróom ñaari fan ñaar fukk ak juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi tunneeg ñeenti téeméeri juróom-ñett fukk ak ñaari nit am yafu Covid-19 juróom benn fukk ak juróom-ñett nekk ci Sowtas Source A Walfadjri ne ci juróom ñaari fan ñaar fukk ak juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi yóbbu lim gi bu junneeg ñeent téeméer juróom-ñett fukk ak ñaar juróom benn fukk ak juróom-ñett nekk ci Sowtas junneeg ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett nit am yees boppi Covid-19 La Tribune xëy dalal professeur Ibrahima Niang socio-anthropologue mu ñuy xamal ni limub ñi ñàkk seen bakkan ci mbas mi lim gi dëgg-dëgg kenn fësalu ko ndax ganuk membre yi rek ci dee ni li am dëgg ci mbas mi ak la muy faat bakkanu doomu aadama yi daal waxuñu ko moom professeur yamu ca ndaxte nee na samul ko waxee askan wi yëpp ci njàkk rek tiitaange gu rëy la ñuy nekk ganuk membre yi rek di professeur Ibrahima Niang ba tey ci tooli jolli diggante Abdoulaye Diouf Sarr ak docteur Babacar Niang nee na li war dëgg nag moo ñu fay daay gi ndaxte waxtu wi li war dëgg mooy xeex bi yëpp ñu soob ko ci ne ñuy def ba mbas mi génn ci réew mi njiitu AJ/PADS Mamour Cissé la ñu fekk bu njëkk réew mi Quotidien mu nuy xamal ni docteur Babacar Niang bu nekkoon ca bitim réew dàkk nañ ko ba faw ci paj mi ci réew mi Mamour Cissé yamu ca ndaxte nee na ginnaaw màggalu Tuubaa gi teru ci réewum Sénégal ñi ñàkkul ci mbas mi nag waruñu teg seen tànk ci dëkk bu tedd ba Aminata Touré mi la ñu fekk ci xër bu njëkk Alerte Quotidien mu ñu xamal ni tëj nit ñi maanaam confinement bu ko xel xalaat mukk moom njiitu conseil économique social et environnemental gu woon ne lu mu bëgg nag mooy xeex bu nu sumb ci réew jëm ci mbas mi ñu gën ko teral ba mu génn ba faw ci Sénégal laas ni gars yi sàbb seen dënd ci élection locale yu dégmal moom njiitu réew mi Macky Sall dankaafu na leen de L'Info ne ci élection locale yu dégmal waa parti sénégalais nee nañu la ñu bëgg nag mooy amal coalition gu rëy ànd seeg ñoom dem ci élection ñu dégmal Walfadjri ne en tout cas l'opposition bi daal amuñu pexe yéeglekaay bi ne mbooloo doon benn ànd ci élection yi logo mooy nag ñoom ñëpp fori na bu dee dañoo féewaloo ci élection ñu dégmal La Tribune Vox Populi ni Ousmane Choumer Diouf moo wutu Souleymane Teliko ci bopp kuréel gi di UMS ëmb magistrat yi nekk ci Sénégal Source A ne moom Teliko lu ëpp ñaar fukki millions la fekk ci kes bu muy dëkk ci bopp kuréel gi waaye ba muy dem bàyyi na fa lu ëpp téeméeri millions ba noppi leeral taxawaayam ci réewum Sénégal ndax Souleymane Teliko nee na léeg-léeg nag saa waxee ñu bëri jàpp ne dafa toj kaas yi rajaxe ko waaye nag nee na faw mu leer donte léeg-léeg ay kàddam ñu koy dëggal fu mu dëkkul Souleymane Teliko ne na leer nañu ndax bokku ci benn parti te milité wul fenn léefoo ne fanweeri milliards état bu Sénégal yi nga xam ne nee na at wu nekk dina dugal fukki milliards ci njàng meeg njàngale mi dugal ko ci uniforme école yi jur na coow lu rëy ci réewum Sénégal ndaxte l'info nee na muy Cheikh Mbow di Moustapha Diakhaté ak Ibrahima ñoom ñëpp nee nañu àndunu ci projet maanaam dañ ko taxañ ba mu njëkk sànni ci mbalit mi njiitu ko si dem ñu fekk ci les ko bu ñu xamal ne projet bi ànduñu tey ànduñu ëllëg ba noppi daal ci kaw jëni gu ñu dégg wala njàng meeg njàngale mi ci Sénégal ndaxte Cheikh Mbow nee na li war dëgg ci koppar gi nag mooy yokk ci table banc yi yokk ci classe yi ba noppi fay jàngalekat yi moom Cheikh Mbow ca ndaxte nee na koppar gi nag ak fi ñu ko bëgg dugal bëgg-bëgg bi leneen la waaye du taxaw njàng meeg njàngale mi ci Sénégal yëglekaay yi yëpp di dikkaat ci faluk Maître Augustin Senghor ci boppu fédération sénégalaise bu football ñu bàkku jëm ci lamb sunu lamb fekk fa Mbaye Gueye Tigre de Fass ba woon mi dem ba faw yëglekaay bi ne Mbaye Gueye samedi bi ñu génn la faatu bi am juróom-ñaari fukk ak juróomi at te ma ngay dall ba faw ca dëkk bu tedd ba Touba Libération ak Les Échos nañu xew lay moo jol ca jaxaay diggante ñaari groupe xale yu góor te benn xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom moo leen boole Libération ne ak boobu benn xale di wuyoo ci tulu Fallou Mbaye moo fa ñàkk bakkanam ndaxte beneen groupe bee ko jàpp jamati ko ba mu ñàkk bakkanam mais da ngay seet loolu rek Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokki sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñu programme jotaay njooloor si fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi wendi ci www.imedia.sn jaa ngeen jëf